Mali président Macky Sall dafa mel ni mi ngi leen di dooleel de mi ngi seen ginnaaw. non président Macky Sall Macron lay dooleel ak politique formation ak góor jigéen. waaye yow looy wax ni président Macky Sall laa wax man maay wax ak yow. te je m'explique dama la koy tojal mooy président Macky Sall benn projet la am muy projet bi Macron teg ak nouvel ordre mondial. te nouvel ordre mondial góor jigéen baa ngi ci biir nootaange baa ngi ci biir toroxal sa peuple moo ngi ci biir maanaam Macky Sall li ma wax léegi dama ne. Le grandeur d'un chef de l'État se mesure sur l'amour qui lui porte son peuple njari maanaam ndamal président mooy mbégte ak bànneex gi ko askanam bëgg te ku ne xam na ni président yi nga xam ne tey ñoo jël sanction bi teg ko ci kaw Assimi Goïta moo leen ëpp crédibilité dëkk ba mu dëkk tey di Mali ñoom président yi yëpp tey ay personnes non grata lañ ci seen i dëkk bu ñu génnee bu ñu mobiliser wul wala ñu wàcce takk der yi ci mbedd mi dinañ maanaam bu ñu fayul sax xaalis ku ne xam na ko tourné Macky Sall bi mu doon def rek ay nit man yu ma xam 25000 30000 lañ leen fay yóbbu leen Fuuta pour ñu teeru Macky Sall tey Assimi Goïta bu génnee Mali yëpp à l'unanimité je veux dire à l'unanimité moo leen ëpp crédibilité moo leen ëpp taxawaay ci dëkkam ba mu dëkk léegi ñoom ñu koy jugé ñoom te ñoom ñu koy jugé yëpp dañoo toog ci kaw der di jëw yàpp ñoom ñu koy jugé yëpp seen peuple am na lu mu leen di toppee ci wàllu démocratie seen doxalin am na lu ñu leen mën a ŋàññee ñu koy visible mu nekk lu leer naññ muy Ouattara muy Macky Sall muy et cetera kon tey ñoom ils sont mal placés pour juger Assimi Goïta maanaam CEDEAO ak président yooyu les soi-disant présidents africains nga xam ne tey ñoom ñoo taxawaayu dooleel France ak nootaange bi nga xam ne mu ngi ñu koy noot depuis nootaange mooy depuis colonisation ba léegi loolu noonu ñoom ñooy les facilitateurs. mais est-ce que looloo du ay wax nii rek yow koo xamante ni day ñëw di la noot di la moocu di la sonal nga ñëw di ko dooleel est-ce que loolu yan na maanaam réewi Afrique yi yéen président yi dañuy dooleel France. est-ce que waaw parce que dañuy tànnal njiit. ñooñu koy tànnal ñoom. waaw dañuy tànnal njiit. nuñ ñu koy tànnal. dañuy éliminer kii yëkkati kii victimiser kii parce que xam nañ ni le peuple africain est émotif wax naa la ko léegi maanaam ñun dañuy agir ci émotion moo waral lépp lu ñu raté dans l'histoire loolu moo ñu ko teg. du ñu njëkkee xalaat gis nga tey Baye Assane man soo ma saaga woon léegi wala nga def ma lu metti ma dóor la rek ñu gis ni dóor naa la rek ñoom li nga ma def amatul njariñ dañuy xool dóor bi ma la dóor rek ñëppay faral Baye Assane du ñu toog posé wu la question pourquoi qu'on a jékki-jékki dóor Baye Assane déedéet dañ naan da koo dóor te waru ko dóor moo ko ëpp doole di ko jaay gis nga yow su ko defee nga victimiser wu moom la Macky Sall def ba nekk président xam na ni ñoom ay sénégalais lañ ko ñum te il sait lire entre les lignes dañuy xam ni maanaam peuple bu nekk da ngay xool mentalité am ñu xam ni Sénégal il faut nga victimiser wu pour ñu jiital la. mu victimiser wu lamenté wu wane lu mu gëmul ba tey ñu jiital ko kon tey loolu dafa war a arrêter kon nag Mali loolu la nekk di def nii. Mali dafa naan nañ ko may maanaam dafa ne waxul 5 ans sax dafa ne de 6 mois à 5 ans mais gars yi 5 ans bi rek lañ nekk di wax. am ju dëbbantim réew war naa jar 1000 ans nga xam ne tey ñoom ñoo taxawaayu dooleel France ak nootaange bi nga xam ne mu ngi ñu koy noot depuis nootaange mooy depuis colonisation ba léegi loolu noonu ñoom ñooy les facilitateurs. mais. Assimi Goïta bu dee 1000 ans lay soxla pour redresser Mali jël Mali teg ko ci loxo maliens yi le peuple malien centre seen bopp ci Mali mu nekk exemple sur l'Afrique war nañ ko may 1000 ans. te entre pays en Baye Assane y a pas d'amitié y a que des intérêts tey ñoom ñii tey di sanctionner waa CEDEAO yi di sanctionner ne dañuy sanctionner yaay Mali ndax lan moo tax ñuy sanctionner Mali parce que peuple malien bi moo tax mais le peuple est derrière Assimi Goïta ñoom lan la ñu bëgg peuple bi nga xamante ni tey moo yor destin moom mu ngi ci ginnaaw Assimi Goïta kon léegi ñoom ban peuple lañ bëgg a sauver ban peuple la ñu bëgg a teg ci yoon ban démocratie la ñu bëgg démocratie mooy li réew mi maanaam souveraineté peuple bi moo ko yor li nga xamante ne mooy yoon mooy li peuple bi ànd loi yi ngay gis ñu tegal yëpp su peuple bi nekkee maanaam bu wuuteeg bëgg-bëgg peuple bi rek loi yooyu dafay fekk ci peuple bi parce que c'est le peuple qui est souverain te bépp yoon ak bépp loi bu ñu tegit pour ñoŋal dundu peuple bi la te le peuple malien est derrière Assimi Goïta te ñoom ñëpp kenn mënul nier loolu kenn mënul nier ni maliens yi Assimi Goïta la ñu àndal kon seen décision bii ñu jël ni jëluñu ko ngir kenn jëluñu ko ngir dara ngir néewal doole Afrique néewal doole seen mbokk africain ngir yëkkati intérêt Macron ak intérêt France l'heure de la révolution a sonné. loolu de xam nga ko mooy lan mooy maanaam bët bu bees maanaam pour qu'il y ait innovation il faut qu'il y ait révolution tubaab moo ko wax mooy balaa innovation balaa changement di am il faut mu am jàmmaarloo
xeex. waaw rayante daal jàmmaarloo bi sax mën na bañ a nekk physiquement. mën na bañ a nekk rayante mais dafay nekk ci ay intérêt dafay nekk ci xel dafay nekk ci xëcc. parce que entre pays y a pas d'amitié y a que des intérêts te réewu Afrique ay africain képp ñoo ko mën a tabax réewum Sénégal gii ay sénégalais képp ñoo ko mën a tabax. ay jinne duñ ñëw tabax ko ay malien duñ ñëw tabax ko góor du ñëw tabax ko jigéen du ñëw tabax ko ñun peuple sénégalais ñoo koy tabax. Afrique nag dafa jot ñu tabax sunu Afrique ñun. Afrique bi ñu tubaab bi tegal Afrique bi ñu tubaab bi jaay ñu jëndi Afrique boobu teg sunu Afrique à nous. et dafa jot tey ñu nekk pour une seule benn peuple bu unus derrière tous les oppresseurs yi nga xam ne tey dañoo taxaw pour noot Afrique wala noot baadoole yi ngir dundal occidentaux yi loolu ñun ñëpp dañ ko war a xeex te tey li tax man la ils ne sont pas li tax man la ñoom dañu contradictoire ñoom président yi nga xam ne ñoo jël mesures yi ci CEDEAO Baye Assane barki Dembo Ndiaye CEDEAO wax na parrainage baaxul du yoon parrainage bi ni ñu ko defee du yoon tey jii président Macky Sall ak gouvernement am ñoo taxaw na ñoom amuñu lu ñuy déglu CEDEAO seen dëkk ñoom ñoo koy gérer seen bopp mais Mali il a fait la même chose te ces mêmes personnes là tey ñoo toogaat ci plateau télévision yi mais il insulte notre intelligence nañ ñu respecté suñu politiciens yi suñu dirigeants yi nañ ñu respecté bu demee ba mbër toog di wax nit ñi ñu xam ne nit ñi yeewu nañ bu demee ba mbër man xam nga mbër laa xam nga ñun dañoo dof lañ wax léeg-léeg xam nga ñun peuple léeg-léeg gars yi ma yow mbër mi nga tooga sax moo la gën a naan te yow moom laa xam nga tey mbër mi nag du dul nit le peuple sénégalais ou bien le peuple africain est en avance sur les dirigeants maanaam ñun dañoo raw lu bëri ñi ñu jiite maanaam ñi ñu jiite ñi askan wi daf leen romb di dem te ñoom yëguñu ne askan bi romb nañ leen moo tax seen teg yi ñuy teg il essaie d'insulter notre intelligence maanaam ñoom bu ñu xamoon ni ñun romb nañ leen ñoom fañ jëm fa lañ jógee maanaam ñoom lu ñu xamul ñoom lu ñu xaw a wax ñun xaw nañ kaa xam xaw ngeen koo xam maanaam le peuple sénégalais lépp lu dirigeant yi xaw a wax ñun xaw nañ kaa xam te ñoom xamuñu ni ñun comprendre nañ lu leen kon ñoom mënuñu weddi CEDEAO barki Dembo Ndiaye bëgg koo dëggal tey te encore lu dangereux laa lay wax Baye Assane Macky Sall man je ne sais pas ban nit dañ lay soxoree mais nit du soxoree boppam xoolal tey avantage yi Sénégal am ci Mali nga mën ko bafouer tout en l'air ngir intérêt de la France xoolal li ma lay wax nii y a des gens yoo xam dañoo lépp Assane il faut ñu waxal Sidi Lamine Niass dafa ne woon dama koy wax di ko waxaat dafa ne na peuple sénégalais bi rek nekk seen patron tey jii fii dafa war a nekk la voix des sans voix parce que moom moo ne woon un pays sans foi ni loi la demeure des hommes bien c'est à la prison tey jii ñun ñi ñëpp liberté provisoire lañ nekk Baye Assane ñun wallahi jàppal ni yow tu es en sursis wala en liberté provisoire parce que lii gars yi di aj kuy aj day bañ ku seenu kaw ñi nga xam ne ñooy dindoo nelawu askan wi bëgguñu ñu mel ni ñun di wax kon man mi je me prépare chaque instant gëm naa ni man mi maa ngi liberté provisoire kon tey Baye Assane ñun ñoo war a libérer peuple bi te tey ñun ñi ñëpp ëllëg yàlla dinañu laaj bi situation yi demee nii yow ban taxawaay nga ci amoon ñun ñi ñëpp tant que nous sommes yàlla dinañu càmbar laaj ñu bi réew mi tollee fii Baye Assane ban taxawaay nga ci amoon kon encore une fois dañu war a taxawal askan bi xoolal tey camionneur bi nga xam ni secteur privé bi nga xam dafa dem lépp banque xaalis jënd camion bëgg a daw Mali ak Sénégal di war a verser chaque mois nga xëy pour une simple raison de la France pour bëgg France maanaam c'est décevant dafa nekk lu metti je suis tellement frustré ba ma déggee loolu te ñoom pini wuñu Mali de ñun suñu bopp lañ pini ñun waa Sénégal Côte d'Ivoire am nañ fulla boo xam ne billaahi intérêt yi Sénégal am Mali su ko Côte d'Ivoire amoon Mali du boycotté Mali au contraire sax moom la bëgg a récupérer maanaam mettit la am ci xolam Sénégal Mali di rëcc ko di dugg ci loxo Sénégal tey ñun ñoo ëpp intérêt Mali que Mali intérêt bi mu am ci ñun ndax Mali bu jëndeewul ci ñun bu ñëweewul ci ñun mën na jaar feneen parce que yeneen pays occidentaux yi sax ñu leen di jàppale di leen xeexle kon ñun africain dafa ruslu na Sénégal ak Mali nekkoon benn peuple waroon na nekk benn président tey ñoom seen jiit yooyu nga xam ñoo fi jiitu woon ñoo xeex seen biir sax ba Sénégal ak Mali nekkul benn dëkk continué wul nekkul benn dëkk kon Sénégal ak Mali kon benn dëkk la woon Baye Assane kon tey bu ñu demee tey ba ñun Sénégal di boycotter Mali pour intérêt de la France Macky Sall mënu laa wax lan moo waral CEDEAO jël décision bi lu dul intérêt France parce que France gis na ni mu ngi ñàkk de plus en plus la jeunesse africaine parce que anti française la ñuy dund sentiment d'anti française nekkul ko ñun dañu bañ nit ku weex déedéet système bi France di doxalee su sunu réew la ñu te dañu xool aussi réew yi nga xam ne France moo leen yilif wala moo leen yilifoon ñoo gën a dellu ginnaaw ci Afrique peuple bi nag dañoo jug yeewu def NTS am beneen esprit France loolu la mënul digérer mais dafa war a xam ni neen du warum réew te lu dëgg du yàgg Macron ak ñi koy jàppale mooy président yi nga xam ne ay tóob lañ
ñi koy jàppale nekk CEDEAO di ko instrumentaliser nañu xam ne le peuple est souverain et le peuple africain dafa jël destin am en main. Baye Assane kon nañu bàyyi xel le secteur privé bi nga xam ne jël nañ seen alal def ko ci ay camions jël seen alal investis ko ci transport nga xëy tëj ko. ak ñi moom marchandise mi nekk fii ñi moom marchandise bi nekk fii xoolal boobu perte. kon lii ku ko dénoncé wul doo gor te ki la ko teg mooy ki nga xam ne yaa jël sa carte jox ko ngir mu ñoŋala la saw dundin du neex a du neex a Baye Assane loolu du neex a muñ ndax ki nga xamante ni bu doon jàmbur moo la teg lu metti lii mais du jàmbur ki nga xam ne da nga koo jiital ci ay 14 millions 17 millions de sénégalais ne ko yow yaa ma doy jox ko ay moyens jox ko ay privilèges mu bafoué say intérêt ngir intérêt beneen jiitu réew bu nga xamante ni tey intérêt kese moom mooy France jëm kanam Macron heure bu seqee tànkam lu soqali France lay wër yow heure boo seqee sa tànk di dimbali Macron pour mu soqali France sa dëkk di dellu ginnaaw loolu ça fait mal au cœur. am na solo xam naa dana gën a yaatu di nuyu malien bi nga xamante ni yàlla dogal na moo njiitul groupe bi muy Souhaïbou Diop moom ab malien la maamam yëpp ña nga Mali day làkk sax Mali moom Souhaïbou Diop. man bambara laa. yow bambara nga topp mi. Assimi Goïta mi maa ngi moom ñoo bokk benn maam te sénégalais la. kon que yow yaa ak Souhaïbou Diop maanaam le peuple africain ñëpp ay mbokk lañu. ay mbokk lañ. amul Burkina man su ma fa demoon léegi am fa mbokk. macha allah léegi yow.